Arona Biaye 28 ans Souleymane Camara 25 ans nekkoon ñaari xale yu ñu rayoon ca Casamance ci tuerie bu Niadou ci weeru novembre rebelle yi faat leen ci ay anam yu ñaaw li ni mel tax ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru janvier l'armée bu Sénégal déclenché benn opération de sécurisation bu yaatu fee ca Boumane Blaze bu Soloum Badiong ak Sikoum di ay base rebelle nekk ci diggante Casamance ak Guinée-Bissau. ay fan lañu ci teg jàmbaar yi fa nekk xamal askan bi ni nangu nañu base yooyee rebelle yi it daw nañu. ñoo ngi ci base bu Badiong fii nag benn fan ci weeru février la l'armée bi nangu gannaaw bi fi rebelle yi dëkkee ci lu ëpp fanweeri at. fii mooy Badiong mooy seen base bu gënoon mag contrairement à ce que ñi lu ñu doon foog laa te Sikoum moo gën a mag effectivement Sikoum c'est juste un état-major voilà bariwul ay nit voilà du amul du xeex voilà donc. Sikoum aussi nangu nañ ko depuis ci fan yii passé suñuy objectif wax naa ko nii léegi donc moo doon ñu may population ñu mun a jibi si seen dëkk yoo xamante ne dàq lañ leen fi depuis 30 ans. ñu mun a également aussi mun a contrôler suñuy frontières suñu diggante ak Guinée-Bissau. voilà surtout couloir yoo xamante ne ñu ngi ko doon utiliser ñi ñu doon def trafic daaw ñu jaar umpak ñuy jaar ci yeneen piste yu ndaw yi léegi c'est sécurisé. et puis le troisième objectif moo doon ñu ñëw fii ñu attaquer l'économie de guerre des bandes armées. bërëb bi ne tekk li ñu fi fekk jéggi dayoo ay arsenal de guerre ñu mën cee lim Kalachnikov B10 roquette RPG lance-grenade ak ay fusil d'assaut FAMAS. ba tey ñu gis fi ay souterrain yu ñu denc ay armes explosives. ma ñëw. te ci ay jamono taarix dafa daan wax ni rebelle yi dañoo amee ay pouvoir mystique yuy tax ñuy seey ci àll bi tey ak opération de sécurisation bi l'armée bi def ci bët saalum Sénégal yëf yi gën naa leer mel ni ci souterrain yi lañu daan dugg génne ci beneen yoon ci àll bi. fukk ak juróomi vélo juróomi calèche charrette yi nag lañu daan jëfandikoo ngir yóbbu ay armement ci yeneeni base ay mbana matelas ak i garab yuy wane ni dañu fi amoon ab poste de santé. rebelle yi ñaata lañu woon ci bërëb bi dina jafe ñu indi ci ay tontu ci jamono ji waaye bu ñu sukkandikoo ci kàddu l'armée bi Badiong bokkoon na ci base rebelle yi gën a rëy. këyit yi ngeen di gis li ñuy ñàkk am solo dañ di ay documents top secret yi nga xam ni waa MFDC ñoo ko moom jëm ci seen wàllum yëngu-yëngu yu ñu daan amal
ak ñan ñoo leen ngemb te nekk bitim réew. yeneen ci document yi di fësal ay opération yu ñu waroon a tëral kañ ak fan di laaj yu ñu dul mën a tontu ay information explosive dëxuñu ci biir te bu l'armée bi xuusee bu baax ci l'enquête bi mbóot yu bëri daañu sulleeku kilifa yu bëri it daañu wadd te ci sunuy xibaar am na yenn document yu rebelle yi rawale ci teen bi. naka la l'armée bi nangu bërëb bi ci loxoy rebelle yi lieutenant colonel Mathieu Diogay Sène di commandant le groupement tactique interarmes Charlie bataillon wam moo nekkoon ci kanam ngir jël base bi di Badiong muy di kat ci mbir yi nu mu demee. jël Badiong jafewuloon tuuti pour ñun amoon na quelques résistances mais comme ni ngeen ko mën a xoolee donc récupérer nañ base bi ci ay heures yu néew donc récupérer nañ fi ay armes ay njumtuwaay yi nga xamante ni mooy li jóge ci canon yu mag yi ba ci munitions ba ci canon yu ndaw yi donc récupérer nañ ko fii récupérer nañ fii aussi ay seen jumtuwaay yi ñu doon utiliser pour déplacer wu mooy comme ay charrette ay moto Jakarta ay vélo donc loolu yëpp récupérer nañ ko fii fii nag li gënoon a am solo fii ci seen liggéey moo nekkoon dañ doon yëngatu ci mbirum drogue donc muy yamba bi donc fii moom daanaka mun naa wax ne li fi gën a bari ci seen activité moo nekkoon bay yamba donc fii soo xoolee am na fukki tool yu ñu lim fii yoo xam ne vraiment am na yu xam ne yegg na ay hectares am na yoo xam ne motul hectare quand même mais au moins yamba bi daal màgg na. li ngeen di gis ni yëpp ay toolu yamba la tollu ci ay hectares yi hectares li ni mel wane ni rebelle yi yamba la ñu doon jaay ngir am xaalis ak ay armes. naam bayum yamba dañu ko fiy tere ci sunuy laajte téeméer goo jël ci li waa MFDC doon am juróom-ñaar fukk yi ci trafic de drogue bi la daan jugee li ni mel tax na tey Casamance nekk dëkk bu njëkk ci Afrique sowu jant buy suqali mbirum yamba gannaaw baasu Badiong ànd nañ ak waa DIRPA jëm Siikoum yoon bu nakari waral ñu def ñaari waxtu Siikoum di base rebelle bi gën a siiw ndax état-major bu MFDC fii la nekkoon ak kàngam yi fii la ñu daan dajee ku ci mel ni César Atoute Badiate ak Salif Sadio. diwaan bi itam ay toolu yamba dalal ñu lieutenant colonel Clément Hubert Boucal nekk commandant le groupement tactique interarmes Bravo jiite fi it commando yi di ñu xamal bayum yamba bi doole bi mu fi am ak naka la ñu tëralee ba nangu Siikoum. tey ñu ngi fii Siikoum muy dëkk boo xamante ni dëkk bu historique la parce que PC bi fii la nekkoon. maintenant balaa ñu fee ñëw jot nañu récupérer yenn position yi nekkoon suñu kaw am na yenn yoo xamante ni romb ngeen ko certainement ci yoon bi muy position Boumane Blaze bi ñu paree foofu ñu dem jël aussi position Boussouloum donc position yooyu yëpp ngeen gis dañ fa nekk lu dul di béy yamba ak di dagg bant yi di jaay ak aussi di jëfandiku lépp loo xamante ni mu ngi ci àll bi te xamante ni population locale yi ñi nekkoon ci dëkkuwaay yooyu ñoom ñoo ko yelool mais dañu ñëw teg ci seen loxo di def lu leen neex mu leen di indil xaalis bu bëri boo xamante ni ñoom lay jëriñ te du jëriñ ñoo xamante ni ñoo nekkoon ci dëkk yooyu
waaye comme état aussi dafa nekk pour assurer sécurité nit ñi seen dem ak ñëw ak seen am-am moo tax ñu def suñu liggéey fexe ba dàq saay-saay yooyu ñu jóge fi ndax ñi ñoo xamante ni ça fait des années la ñu quitté seen kër yi ñu mën a dellu siwaat ci seen i dëkk mën a def seen i activité normale dajalewaat seen njaboot parce que nit ñi njaboot yi tas nañ nit ñi toog nañ ay at yoo xamante ni mënatuñu nekk ak seen i waajur donc vraiment loolu moo tax armée def li mu war a def ba nit ñi mën a dellu si ñu gunge leen ñu mën a toog dajalewaat seen i njaboot liggéey li ñu war a liggéey. donc depuis ñetti fan ñu ngi fi ñu ngi raxas nag di xool fépp foo xamante ni voilà toolu yàmbaa ngi fa saay-saay mën na fa nekk. ñuy wéy di raxas àll bi ngir askan wi dëkkoon ci diwaan yi lee mën a ñibbisi ci xel mu dal ngir li ni mel nag colonel Souleymane Kandé di commandant la zone numéro 5 di Araftu. voilà léegi on a tracé des lignes rouges en Casamance. léegi voilà kenn waratul jéggi en tout cas kenn waratul laal population yi. voilà ku fi laal population nga xam ne yow yaa déclaré guerre donc dinañ dal sa ko. est-ce que cela veut dire que armée bi dina toog fii dalal xelu nit ñi. waaw armée bi moom fu ñu dem moom dootuñu fa jógee donc ñetti base yu ma leen wax nii yëpp léegi danañ fi toog créer fii ay conditions vraiment pour que population mën a ñibbisi fii ñu ci conditions yu baax. ci noonee muy xamal. ñi nga xam ni dañoo génnoon seeni dëkk bàyyi kàkk rebelle yi ci lu ëpp fanweeri at ni nguuru Sénégal dina leen gunge ci bépp fànn ba ñu nekkaat ci jàmm ak salaam. état bi également mobilisé na toutes les agences de développement muy PUDC muy PUMA pour indi leen fi ay tali ay école ak ay postes de santé pour que ñu mën a dëkk fii dans de très bonnes conditions. may rappeler aussi population yi ne en tout cas chef d'état-major général des armées dans ci cadre bu ñuy wax concept armée nation joxoon na fa une enveloppe de 100 millions pour mën a jàppale population yi doon ñibbisi côté Mbissine ak côté Bindialou. ci sunuy xibaar. rebelle yi bi ñu leen dàkkee ci seeni base dañoo daw duggi Guinée-Bissau ñoom it ñu dàq leen ndax ci jamono ji Sénégal ak Guinée-Bissau dañoo lëkkale seen doole ngir xeex rébellion bi nga xam ni depuis 1982 moo ngi law biir Casamance def fa it jéeya gu bëri.